asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne yi ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy daal di defar añ bu gaaw defaroon naa version bi mais dama indiwaat beneen version boo xam ne bu classique bi la nga xam ne ku nekk dina ko mën a gis donc dinañ defar añ wala reer yooyu yaay xool boo ko siy def ñun tey añ lañ koy def donc nga xamante ni dina pare en moins de 15 minutes incha allah donc pour loolu nag moom dinañ soxla li nga xam ne moom mooy ginaar boo am rek boo amee nag ginaar boo toggoon mu des parce que defe naa loolu laa ko defaree woon sax bu ma juumulee mooy gën a gaawati donc loolu di nga mën a defar reer en 5 minutes donc pour loolu dinañ soxla ginaar man fii ay dënn ginaar laa fi yore yoo xam ne dañ ko désossé ma daggoon ko ci digg bi pour nga xamante ni su ma bëggee defar ay brochette ak yooyu mais tey jii yàlla dafay def ni ma defaree ko pour salade laa koy def donc moom laa yore fii ñu daal di amee tamit li nga xamante ni moom mooy tuuti laaj donc ginaar bi dañ koy poché mu nekk li nga xamante ni ak yenn ingrédients yi muy gis nga ay poivron laa am yu ma daggate woon donc sànniw ma ko ma jël ko moom laa jël def ko ci biir liquide bi am fi tuuti daggu soble am aussi jalapeno am fi tuuti kii feuille de laurier am fii li nga xam ne moom mooy leeks moom mooy subhanallah lii tur bi chaque jour dama koy fàtte subhanallah bu ñëwaatee dinaa ko fàttale ko donc moom moo nekk nii muy leeks bu ñu paree dañuy ñëw aussi soxla li nga xamante ni moom la ñuy def ci biir kii bi salade bi donc tey comme li ma wax classique laay def damay jël yu simple yoo xam ni peut-être nit yi dina nekk ci seen kër donc dinaa soxla tuuti salade kaani bu verte bi pour ku mu neex ma soxla soble ma dagg ko ma am fii céleri ku amul céleri mun nga utiliser oignon vert nga dagg ko man dinaa xool xëy na ma am oignon vert fii pour dolli ko si soo amee sa persil aussi nga fejet ko man maa ngi xool entre persil ak ngun-ngun ban laa siy def incha allah donc dinañ soxla mayonnaise ki nga xam ne régime alimentaire am may ko mu utiliser mayonnaise mun na substituer daal di jël yaourt nature wala soow donc man ñaar yëpp laay utiliser comme ça nga xam ne day wàññiwaale richesse su mayonnaise bi dinañ soxla sel poivre donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc pour liquide bi dañuy def loo xamante ni ginaar gi bu ci duggee day nekk ci biir du ginaar gi du tëmb quoi nga parce que ndox bi duñ ko baxal dañ koy bàyyi noonu ak vapeur am bi moom moo koy togg mais en attendant damay dem baxal yi nga xam ne moom moo ci nekk donc mu nekk yi nga xam ne moom la ñuy def njëkk comme ça nga xam ne liquide bi day am caf ko tamit quoi donc ma jël sama poivron yeeg yooyu yi ma daggate woon daal di jël leeks kii bi feuille de laurier ak leeks poireau voilà alhamdulilah poireau bi laay jël daal di def ci biir jël sama soble beneen bi jarul bu la neexee sa bul xolli kaani beek yooyu gis nga ma def ci biir daal di ñëw def aussi un peu de sel du bari parce que kii bi dañ ko mariner woon ba pare bu la neexee su fekkee mariner woo ko mun nga ko ñëw rek bàyyi noonu mais nga assaisonner liquide bi nag quand même ba mu saf neex daal donc man marinade classique laa ko def kii bi ngeen gis nii mooy laaj bi nekk nii ak aussi li nga xamante ni moom mooy tuuti citron yooyu moom laa ci def donc moo tax gisu leen sama def fii citron parce que fële dagg naa ci jën bi dagg naa ay citron yoo xam ni ñoom ñoo fa nekk donc ñoom laay jël rek daal di koy tëmbal ci biir affaire yi ci biir sauce bi voilà donc mu ngi nii dama koy daal di jël rek teg ko ci gaz bi ba mu bax bu baxee nag léegi ma daal di koy wàññi carrément ba nga xam ni dafay dootul baxati day tàng noonu rek ma door ci dugal ginaar yi incha allah donc mun naa dolliwaat sax tuuti ci li nga xamante ni moom mooy suñu laaj bi am na ci ginaar bi ba pare mais dinaa dolliwaat un peu voilà
donc ñu daal di dem def loolu après ñëw daal di defar suñu sauce bi nga xam ne fa la ñuy dugal ginaar geek yépp léegi nag bàyyi ko muy xaar ba ginaar gi pare sedd ak yooyu. voilà gis ngeen kii bi mi ngi nii ndox bi baax na donc wàññi naa ko léegi damay daal di jël ginaar gi rek sotti si biir bu ko defee ma bàyyi ko muy tàng ndànk jarul sax upp laa lay wax nii bismillah. gis nga ni muy def nii waaw ma def nii voilà gis nga mi ngi commencé weex looloo tax dënn ginaar gi neex parce que moom rapidement nga pare li ngay def te doo si am benn jafe-jafe donc mu ngi nii la ñuy daal di ñëw rek bu ko defee bàyyi ko nii quelque chose comme ay 10 minutes même pas après ñu ñëw dindi ko bu ko defee ñu daal di koy teg nag bàyyi ko mu sedd guy avant ñu koy def si mayonnaise beeg kii mélange bi la ñuy def noonu sinon rek lii am mooy dafay daal di dogal yooyu noonu yëpp bu ko defee mu ndoxe te bëgguñu lool dañu bëgg mu crème ba bëgg a dee donc mu ngi nii ñu daal di ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen comme li ma leen waxoon sànq rek dañuy daal di ñëw commencé defar li nga xamante ni moom mooy maanaam suñu kii bi suñu sauce bi nga xam ne foofu la ñuy def ginaar gi donc pour loolu damay daal di ñëw comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek bismillah def suñu fromage kii soow wala yaourt nature donc moom la ñuy def nii léegi nag quantité bi mi ngi dépendre yow naka nga bëggee sauce bi ginaar gi sauce bi couvrir ginaar gi naka nga bëggee mu crémer man dama bëgg mu crémer bu baax tey donc mu ngi nii ma daal di jël ñaari kuddu mayo gis nga daal di yëngal bien bon gis nga daal di jël un peu de sel un peu bismillah def si ñu daal di jël aussi tuuti si suñu ail bi ak poivre noir bi def si donc ail bi c'est optionnel su la neexee nga bañ ko def wala nga def ail en poudre bi gis nga ma daal di jël yëngal voilà bu ko defee nga daal di xool aussi sa assaisonnement xaaral ma jël tuuti suñu mélange d'épices def si ana mu sax tuuti rek laa si def parce que bëgguma mu changer sama goût sama couleur sauce bi tey bismillah ndax curcuma bi donc mu ngi nii tuuti laa si def voilà gis nga daal di ñëw ñam bismillah macha allah macha allah nii kese dafa neex donc mu ngi noonu léegi ñu daal di ñëw def suñu céleri bismillah daal di def aussi suñu oignon gis nga ku amoon oignon vert aussi nga def daal di ñëw def suñu kaani salade bi gis nga dama dindi woon kii pot bi kese laa jëluma membrane yeeg yooyu parce que bëgguma mu saf kaani torop voilà gis nga nu mu mel nii donc lii nii mooy base bi yow nag boo paree lu la neex mun nga ko ci def mun nga ci def ay cornichon mun nga ci def ay kaani yu ñu confit mun nga def aussi gis ngeen bi ma defaroon dama jëloon après ay cerise def ci daal di jël aussi li nga xamante ni moo nekkoon ay noix ma def ci aussi mais tey dañ koy def classique donc ñu bàyyi ko nii nga xamante ni dañ koy upp ràpp bu ko defee buñ ñëwaatee mooy buñ siy def ginaar gi incha allah bu ko defee affaire yi gën a mën a dugg ci biir mariner bu baax a baax léegi nag dañ koy daal dem dugal ci biir frigidaire bi man salade bi
su la neexee nga def ko température ambiante wala nga def ko mu sedd. Man damay bëgg mu sedd surtout si tàngaay bi, bu seddee si lay dàqati sax far. Donc mu ngi nii ñu daal di dem après ñëwaat incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen añ bu gaaw a gaaw mën na nekk reer boo xam ni chicken salad la boo xam ne classique la donc nga xamante ni yow lu la neex mun nga ko def boole kook moom. Donc li ngeen gis nii tey jii ma indil leen version comme ni ma ko waxee léegi rek classique ni mu nekkee ginaar nii am na boo xam ne bouton bi la boobu dinaa ko indi neex la def macha allah dinaa ko indi incha allah. Donc mu nekk nii nga xamante ni lu la neex nga koy booleel su la neexee nga defar sa benn salade ordinaire bu baax a baax daal di jël chicken salad bi def ko si bu ngeen xoolee bii. Bu la neexee nga dagg ko ay dee wala nga fejet ko man dama ko fejet ba pare daal di koy daggaat encore nga xam ne dafay xaw a mokk daf may jox comme airu like thon nu muy mel consistance bi noonu la lay jox bu yow daal yaay xool noo ko sentiree bu la neexee nga bore ko comme gis nga xale yi ñoom dañuy def toast dañuy jël pain daal di koy toaster bu ko defee daal di jël kii bi salade bi def ko ci biir daal di koy boole ñaari yi mu nekk sandwich yow mburu bu la neex rek ngay utiliser mburu boo am. Léegi beneen bi nga xam ne nag moom la ñu def ak poivron bi boobu mooy sama bos man salade yi laay jël incha allah di ko def ci biir utiliser ko comme comme genre bateau rek foofu laay def salade bi bu ko salade de kii bi chicken bi comme ça nga xam ne man noonu laay utiliser lekk ko sans pour autant boole ci mburu ku nekk rek noo ko sentiree noonu nga koy defee ngeen gis yenn yi ñu boole ci cornichon ak kaani looloo tax safalu ma ko woon. kaani yi nga xamante ni ku bëgg rek mu gën a saf mun nga ko boole moom mooy yi ñu confie donc di leen wax nag émission bi tey jox nañ ko rek képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames si ñooñu ma tànn si sama sister Kumba Gaye fële ci France maa ngi ko koy jox di ko jox aussi sister Dieynaba si ci fële Italie di ko jox aussi Maminette di ko jox suñu frère sëñ Amadou Kane ñu ngi ko koy jox soxna ab sa borom kër gi doomu ndey maa ngi la koy jox sister Nafi Thioune fële ci Irlande ñu ngi ko koy jox Mariama Cissé Oumou Sall Fatou Kiné Niang jox tey jii ñooñu lañ ko jox ak Ndey Maguette Niang fële ci Arabie Saoudite sama sister ñooñu lañ ko jox ak sister Gamou Laay xaaral bala may jóge gam fële Arabie Saoudite foog ma dem sama sister magu bopp sister Gamou Laay moom tamit mi nekk ci Arabie Saoudite tey ñooñu lañ ko jox di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer like ko maanaam bu fekkee ni am na ki nga xamante ni dafay seetaan te abonné wul mu abonné te bu mu fàtte appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara dina ko mën a notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen recette bu gaaw di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah